asalaamaaleykum mbokku internet yi mbokku xibaaru Bambouck mbokku Koungheul comme nu ñu koy defee saa su ne rek seen édition du soir saa su ne ñu koy def fii ci biir kër gi ma ci ànd ak les chroniqueurs yi xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ak suñuy gan yoo xam ne saa su ne dañuy toog teew ci deuxième partie pour ñu waxtaanee ay points yu bëri. tey nag comme ni ma koy defee rek laa feggee côté bi tey moom Malal moo la fa toogee mais tey Cheikh Ibrahima Top di bàyyi moo ma nekkee côté bi moom moo war a jàngatal lépp luy actualité loo xam ne war na ci département Koungheul wala Sénégal ak àdduna bi yëpp ñu war a ko waxtaanee métti Malal Junior Kanté bi xam ne moo nekk ci desk sport bi lépp luy sport boo xam ne war na ci département Koungheul ak li ko wër moom itam moo ci mën a ñëw jox ci xalaatam ci deuxième partie bi nag suñu gan dina ñëw toog ci plateau bi moo itam génn xalaatam ci mbir mi ñuy waxtaanee tey lu bëri bëri pour askan bi gën a mën a xam mbokk yi bëgg ñu toppee rek ñu yaatal ci émission bu mag bi di édition soir fii ci biir xibaar Bambouck jërëjëf ci loolu la ñu démarré mbir mi comme nu ma koy demee damay tourner rek ci sama gauche jëw Cheikh Ibrahima Top nuyu ko Baye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax PDG Matar donc di amaat mbégte bu baax di teewaat fii ci édition du soir ngir dégte askan bi nga xam ne dañuy bàyyi xel xibaaru Bambouck lépp luy actualité locale nationale comme internationale. kon pare nga tey am farafàcceel ñi lépp lu xam ne xew na ci Sénégal ak li ko wër. du ma ci yem parce que damay dalal beneen gan goo xam ne dina ñëw ci lu yaatu ci li point yi nga xam ne fas nañ ko faram-fàccee fii. jërëjëf kooku mooy Baye beneen côté ma tourné jekk Malal Junior Kanté Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Matar donc di nuyu suñu internet yi ñuy seetaan BTV xibaaru Bambouck comme ni nga ko waxee rek saa su nekk damay ànd ak auditeurs yi lépp loo xamante ni soxal na wàllu tàggat yaram. ok mais tey nag du ma njëkkee ci tàggat yaram parce que am na fu la xibaar Bambouck yónnee woon démb wala tey ci suba nga dem fa mooy fële ci poste bu Koungheul na fay doomu aadama yi daje pour du jot li nga xam ne wax mooy bourse familiale est ce que mën nga si ñëwal tey lan nga fekk foofu tey ba nga demee ca poste ba. mbooloo mu tàkk lañ fa fekk fële ca poste bi nga xamante ne nii foofu la néew doole yi di dem fayeeku seen bourse nga xam ne aussi chaque 3 mois ay jigéen ay góor dañuy dem foofu noonu pour fayeeku li nga xamante ni aussi moom la leen nguur gi jagleel mais nag lu ñu si jot a seetlu mooy loolu nag difficulté yi métti lay gars yi di jànkonteel parce que démb soo xoolee li nga xamante ne nii moo war poste bi yëpp mbooloo fees na tel am na ñoo xamante ne nii presque 2 semaines wala fan yu bëri bàyyi seen liggéey te jamono bi nga xam ne aussi ñi dëkkee si village yi coono bi ñuy daj pour fayeeku loolu noonu métti na daanaka tey am na ñoo xamante ne nii bi ñu leen interrogé foofu la ñuy fanaan duñu am ndox li ñuy jënd duñu am fu ñuy fanaan si mbedd bi la ñuy fanaan su xëyee ñi ñëw ran te li ñuy jël ci liste bi nga xamante dañoo war a fayeeku lu néew la loolu aussi mu nekk métti boo xamante ne ni yaakaar naa ñoom ñiy fayeeku bourse yooyu noonu métti li nañ ko démb si loolu aussi ñu gis ne ñaari camp moo fa am beneen bi handicapé yi la ñoom aussi ñëwoon nañ fayeeku foofu noonu mais liggéey bi lu ñu si jot a seetlu dafa yéex am na ñoo xamante ne aussi ñaawlu nen li nga xamante ne aussi noonu la doon relais yi maanaam intermédiaire yi lié bénéficiaire bourse familiale bi ak ñi nga xamante ni foofu la ngay fayee ko ñooñu nag am na genre njublaan yoo xamante ni ci seen cadre ginnaaw bi ñu expliqué jàpp ne ne loolu moo waral jafe-jafe yu bëri mi am si fayee ko bourse yi mais nag beneen côté bi mooy li ñu gis aussi par rapport ak jafe-jafe yooyu mooy dañuy teglante ñaari weer yoo xamante ni fayee ko amaana tey nga am ñaari trimestre quoi waaw par 3 mois la ñuy voilà très bien léegi su fekkee ne dañ la fay weer 3 mois yi nii nga toog fay ñu nga amaat beneen 3 mois yi mat soo moytuwul da ngay ñàkk sa xaalis boobu ñu yëpp d'après les explications yi nga xamante ne aussi di ñëwoon nañ fayee ko foofu noonu et loolu aussi dañ ko ñaawlu bokk na si li nga xamante ni tey amaana ñoom jàpp ne problème bi mënuñ ko situer est-ce que fi ñu fayeeku la est-ce que ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy relais yi kenn mënu si indi leeral firnde am na ñoo xamante ne aussi bindu woon nañ si bourse famille ba léegi xamul bu yëf yi fu mu toll. jot nañu wala jotuñu am na ñoo xam ne dañoo bindu bokk ci ñi nga xamante ni nii njortu leen ne ñoom seen affaire bi génn mais amuñ ci benn explication détaillée si ñi nga xamante ni ñoom ñooy relais. kon man su ma la déggee correction boobu ñuy wax ne mu ngi ci biir dafa mel ni mu ngi ci wala amoo ci loolu leer. waaw loolu suñ sukkandikoo si kàddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficiaires yi d'après lu ñu wax xam nga aussi daanaka ñoom li ci ñemee xuus parce que soo leen tàllalee micro dañuy xaw a hésité tuuti mais lu wóor ba wóor mooy am na loo xamante ne ni lu lees waxul si yëf yi parce que su fekkee ne yow da nga ñëw di fayeeku xaalis ñu ne la yow daal mois bii nii lañ lay trimestre bii lañ lay fay léeg-léeg moom ñun xamuñ si dara am na ñoo xamante ni aussi faute bi si ñoom bénéficiaire la parce que soo waree fayeeku ñëwoo
daanaka problème bi yow yaay responsable yi loolu lañ lay layal mais lu wër ba wër am na relais yoo xamante ni dem nañ ba si yegg si loxoy yoon ci loolu noonu mais tamit benn mbir mi balaa maa ñëw ci bàyyi mu génn ci xalaat mooy que ne poste bi ak li nekk ci ñi xam ne ñoo bénéficier bourse familiale ci département Koungheul dafa bëri est-ce que foogoo ne mbir mi jot nañu changé ko parce que la fa nekk ci nit jee ko ci commune yi xam ne ñoo nekk ci biir département Koungheul dafa ñëw daa bëri est-ce que foogoo ne ñu changé ko def ko ci beneen domaine pourquoi pas les transferts d'argent ñu koy dugal foofu pour effectivement foofu aussi dañ ko war a décentraliser parce que dans chaque commune dafa am ay bénéficiaires bourse familiale donc loolu suñ ko décentraliser amaana coono bi ngay daj di ñëw ba Koungheul ñëpp tëncaloo ci benn bërëb boo xamante ne nii amul heure añ day jot doo mën a jënd añ heure julli doo mën a julli ndax rang bi ay fajar ñoo xamante ne ñu ñëw bindu te nombre bi ñu jël dafa néew mais suñ ko yóbboon si yenn commune yi amaana tey wala ñu utiliser Orange Money wala yeneen ak yeneen bànqaas yoo xam ne bànqaas transfert d'argent loolu day yomb si bénéficiaire yi yomb ci bénéficiaire yi ci loolu rek nga teg sa baaraam rek mu ñëw bàyyi yaa ngi déggal it nga xamante mooy Malal moo ñu demal fële ci poste ba Koungheul ak ni mu ko waxee ak jafe-jafe yi fa am en tant que analyste journaliste lan nga ñu mën a wax li nga xam ne tey am nga yaa ngi ko gis ci poste bi yow dim nga teg sa bët jiitu dëgg la waaw di ko ñaawlu d'abord te ñu jàpp ne vieille pratique la parce que bon du fiire lañ koy gis te gis nañ ni nguur yi fi toog yëpp amul kenn ku si jël ay matukaay pour jéem koo soppi wala jéem koo améliorer tey wax nga ko toll nañ jamono joo xam ne système de transfert d'argent bëri nañ fi pourquoi pas ñi nga xam ne bénéficiaire la ñëpp am nañ seen coordonnées am nañ seen contact lépp est-ce que mënuñ leen utiliser jëlal leen benn transfert d'argent même bu dul yii poste mun na créer bu beesam nga xam ne ñëpp ñuy bénéficiaire moo xam si am na poste cash voilà donc poste cash comme ni nga ko waxee donc mun nañ à travers foofu même bu fekkee ñu koy jël si du jànguñ ñu bëri xamuñ ci dara mais am nañ njaboot goo xam ne mën na leen dimbali ci loolu donc loolu dina yombal mbir mi dina leen ko gën a yombal parce que dam foofu di toog dafa métti beneen bi mooy da ngay gis ñu war a fay tey ñu woo bu fekkee commune yëpp ci lañ bokk ñu jël ñetti commune wala ñeenti commune ñëpp dajale ko pourquoi pas ñu defoon ko dispersing ne par exemple de lundi ba mardi commune Lour par exemple ñoom ñooy ñëw nga xam ne ñooñu dañuy ñëw mais commune de Guent Pathé wala ñeneen du ñëw sonna la mais tey buñ ne ñëw leen fay ko rek ñëpp ñëw toog je pense que liñ bëggoon duñ ko am te loolu mun na indi ay jafe-jafe di wax rek ne du fii parce que ba demee même université des fois étudiants yi bu ñu jot seen bourse guddi gi dañuy dem rang ñu bind seen liste fajar ñu ñëwaat rang la suba si ñëwaat rang pour mën a jot des fois mu am ay xeex ak yeneen mu am ay xeex mu am ay yundum lan quand signalé na ko léegi des fois am ñu ñëw sax pour jàppale la nga dugg wala pour yombale la sa mbir pour nga jox leen dara pratique la yoo xam ne jàpp naa ne fii réew mi toll ak fi jamono toll war nañ ko mën a éviter ci biir loolu sax dégg nañ ne am na benn accident bu fa am amaguñ ci lu ñu leer dañ ko topp baax a baax ñu am na soog bu fa am ba kenn nañ damm ci parce que taxawaay bi méttoon na puusante bi méttoon na amoon na soog tey loolu tim la nga ci wax ci loolu lu ñu mën a éviter la rek lu ñu mën a éviter la parce que tamit buñ situation bi nu mu mel comme ni nga ko waxee mbooloo bi nu mu dajee taxawaay bi nu mu méttee ak foofu circulation bi nu mu fay demee donc lu ne mën nañ ko faa xaar donc pour éviter yu mel ni daal dañuy inviter l'État inviter ñi nga xam ne ñoo ŋànk lu mel noonu ñu jël si yeneen matukaay yoo xam ne dinañ yombalal askan wi parce que askan wi mënuñ toog 3 mois comme ni ko ma la waxee trimestre wala 6 mois yoo xam ne jotul seen xaalis ñëw dajaar yeneen jafe-jafe yoo xam ne tey boo ci defee accident liñ la jox nga dem fajee ko toog ba njëriñ la amate donc yooyu yaakaar naa ne jot na pour ñu jël si yenn matukaay pour yombalal askan wi seen loolu jërëjëf foofu lu fay yokk rek mooy que tey soo xoolee les bénéficiaires bourse familiale ay hommes de 3e âge la ay màgget leen ay 60 ans 65 ans donc ñooñu tey lañ utiliser seen carte pour mën a fayeku carte bi mentionné si biir gi kooku rek moo mën a fay léegi imaginer nga ñëw nekk mag am 60 ans nar a taxaw si naaj tàng bi Koungheul bii nii dafa métti loolu aussi yaakaar naa ñi liggéey si poste bi ñu war a ëpp solution bu mucc ay pour am kaaraange ci nga xam ne ay 3e âge ay waaw vraiment am na solo trop loolu moom je crois que xalaat bu rafet la boo xam ne état du Sénégal war na koo mën a dégg tim ñun tim suñu autorité yi nekk ci département Koungheul tim war nañu ko mën a dégg mbir mi nag comme ni ko Baye waxee wër na Sénégal mais ñun li ñuy intéressé rek mooy poste bi dañu ci suñu yaay di ji suñuy maam dafa toog ñetti fan duñ fayeku te 25000 seulement la bu ñu ko jotee duggee ko ci marché bi lekk ko wala balaa ñoo dem wala nga am ci choc boo xam ne boo paree fajoo ko vraiment état du Sénégal fekkoon bëggoon a jàppale xeebuñ li muy joxe mais vraiment na ko gën a aar gën leen jàppale ba 25000 yi nekk loo xam ne buñ ko jotee dañ ko mën a dugal ci fin bi loolu moo nekkoon premier partie bi xam ne war nañu ko waxtaanee ak Malal Junior Kanté mi fi def ñu ngi lay gërëm baax reportage bi am na solo kontaan nañu ci trop mais du ma la bàyyi nga dem Malal je crois que yow yaa yow des ko si ci kër gi ci loolu tey marché bu rëy amoon na ci Koungheul muy tournoi Fanta Sall lañ ci mën a wax tey ci stade municipal bu Koungheul benn jongante moo fa amoon diggante Jànkalaar ak Magu tey mu nekk match bu neex nag diggante ñaari équipe yi parce que en première période gis nañ ne ñaari équipe yi amul écart de niveau diggante ñaari équipe yi mais nag c'est la jeunesse bi nga xamante ne nii
moom mooy waa Jànkalaar moom moo primé face à l'expérience face à l'âge des joueurs de l'ASC Magu Tey en première période ñaari équipe yi benn bal la ko Jànkalaar mëne mais méttiwoon na lool méttiwoon na parce que gisoon nañ aussi taxawaay équipe bu Magu Tey bi di ñëw riposter résister face à l'ogre de cette équipe de Jànkalaar mais en deuxième mi-temps gis nañ aussi l'effort physique dafa si jouer parce que tey équipe Jànkalaar moo gën a am condition physique avec quelques changements bi ñu ko rectifié bi ñu ñëwee bii dañoo commencé taw score final 4-0 pour l'équipe de Jànkalaar. kon mag ñi tey doon leen dóor yu métti. waaw lapp na leen lapp yu métti parce que cette équipe gis nañ ko des ténors yu mel nii. mais ana Paul Ka nekk foofu. Paul ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu mais tey xam nga aussi Jànkalaar ce n'est pas une petite équipe. ces jeunes gis nga depuis tournoi de sifflet ñu ngi enchaîné et c'est une équipe très collective moo tax nag nga gis ne lu match bi gën a yàgg muy gën a tiré en longueur. Ça sera en faveur de l'équipe de Jànkalaar. bii di gën a bëri. bii di gën a bëri 4-0. waaw lan lay wax ci loolu. bon di wax comme ni nga ko waxee rek parce que match bi xawoon na métti tuuti. ci début bi te mun nañ fa signaler aussi que Magu Tey seen ba ñuy débuté 9 lañ commencé. matuñu woon mais am na après kenn ñoo complété lañ ñu 10 mais bañ demaatee ba ci biir amaat 9 lañ mujjee. xanaa owuñ Lamine Diouf dafa am Lamine ñëwutoon parce que am na kenn ku doon football ba ci yàgg génnaat donc muy déficit boo xam ne mais malgré comme ni ko Malal waxee pesé nañ bu baax buñ matoon gëm naa ne waxuma duñ leen dóor mais ce sera très difficile mais comme ni nga ko waxee ASC Jànkalaar c'est une équipe très collective très physique nga xam ne match bi ni muy gën a yàggee ñoom dañuy gën a nekk ci match à chaque fois mun nañ marqué lépp. jërëjëf Baye Top jërëjëf Malal Junior Kanté dinañ ci gën a ñëw yaatal pourquoi pas ñu invité waa Magu Tey fii ci plateau bi ñu waxtaan ak ñoom parce que ay référence lañu saa su ne rek ñi ngi wax ne football fair play la mais Malal tey am na benn information bu gën a ci àdduna bi mën nañ ko football international mooy ko xam ne mag la muy Dani Alves Barça woowaat na ko mu ñëw signé tey Barça loolu lañ ci mën a wax. loolu mooy football tugal nga xam ne aussi Barcelone fait partie des grands clubs du monde ñu gis ne ñoom dañoo nekk ci situation bu xaw a métti situation bu xaw a doy waar ñu gis ne après le départ de Lionel Messi Barça ba léegi mënagul nekk position bi nga xamante ni foofu lañ koy xaar muy première place deuxième place wala troisième place donc ñu recruter kenn koo xamante ni nekkoon na ci équipe bi nekkoon l'un des maillons forts de cette équipe de Barcelone muy Dani Alves bi mu jógee Barcelone dafa dem Juve jógee foofu dem Paris après mu soog a delluwaat dëkk muy Brésil cette fois-ci après le retour de président bi fa nekk muy Laporta donc ñu gis ne dafa ñëw ak Xavi bi ñëw ak Xavi bi nga xamante ni nii moom mooy le nouveau coach de Barcelone ñu woowaat ko pour mu ñëwaat ci équipe bi occuper couloir droite bi mais aussi son expérience face à ces jeunes yi nga xamante ni aussi sont talentueux mais est-ce que def comme kii rek def comme Magu Tey rek di Lazio à la 85. gëm naa ne loolu nag dina fa ñàkk parce que ku xam Dani Alves tey avec son âge ba léegi mu ngi continuer di prouver defe naa ne tey dina am surprise comme ni nga koy gisee ci Real ak Modric ñoom Toni Kroos parce que bien vrai que am nañ en 36 ans mais mi ngi prouvé donc jàpp naa ne tey dina nekk une construction de l'équipe de Barcelone avec Dani Alves foofu la Xavi bëgg jaaree pour indiwaat Barça place bi mu nekkoon. indiwaat Barça place bi mu nekkoon dinañ ci gën a ñëw yaatal ci loolu tim muy loo xam ne xibaaru international ci côté tàggat yaram Malal dinañ ci gën a yaatal ñu def ko benn émission boo xam ne vitrine des sports dina fi teew ñu gën koo yaatal foofu fii moom vraiment xibaaru marax yi ci édition du soir bi dañuy ñëw ndëkk pour indi ci li xam ne mooy résultat yi mais calendrier bi lan la ci tournoi Fane Sall. waaw donc dañuy dem samedi match bu rëy moo nar a am ci stade municipal bi. diggante ASC Neexle ak ASC Daara ji muy le derby du centre. du centre kon donc ñu xaar ko samedi incha allah fii ci biir kër gi lépp li fa amee danañ ko fël dañ leen ko jël indi leen ko ak suñu reporter yi xam ne dañuy ànd ak ñun nekk foofu noonu ca terrain bu Koungheul mbokk yi lii moo nekkoon première partie bi ma ci àndaloon ak Malal Junior Kanté ci li xam ne jëloon ñu ko fële ci poste ba Koungheul mais tim ñëwaat ci sport parce que tey dañuy jël sport bi doogu ci biir parce que damay libéré Malal rek dafa sonn mu ngeen stade tey moo ñu fa topp loolu match yi di ñu ko jox kon dañ koy libéré gan gi ñëw fekk ak Baye Top ñu jàngat li xam ne mooy actualité nationale ak internationale bu ñu toppee ci kanam ci deuxième partie bi jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ñëwaat ci deuxième partie bi mu nekk ñetteelu tomb bi bu ñu ko waxee loolu bu ñu waxee ci bénéficiaires yi ci bourse familiale yi ñëw ci xam ne yaatal ko ci côté sport mais dañuy ñëw ci li xam ne mooy xibaaru international ou bien national la ñuy ñëw tey fekk ci gan gu xam ne duñ ko présenté ci Koungheul muy communicant muy Ibrahima Séni Mbodj nekk ku xam ne tey moom la ñuy dalal xam ne dama koy bàyyi mu nuyoo rek balaa ma ko bàyyi ak Baye Top bi xam ne moom la seqaloo sa waxtaan bi Ibrahima ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay xibaaru Bambouck di la nuyu DG di wax ne c'est un honneur et un plaisir surtout toog ci plateau xibaaru Bambouck bu rafet bi di yaakaar naa dama ko mos a ñaan di yokk nag mu yokk rek dem ci kanam bañ am plateau pourquoi pas France RFI et tout jomb ñu dañ koy am incha allah yàlla dina ko def di nuyu sama naataango baay
waaw di wax alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf kooku mooy Ibrahima Seny Mbodj bàyyi toog moom toogoon na fi ñëwaat nag ànd ak ñun dañuy bokk ak moom waxtaan bi rek premier mbir mi rek question bi mu ngi jëm ci la xamante gis nañ ko muy Barthélémy Dias bi nga xamante moo nekk maire Dakar nekk candidat Yewwi Askan Wi ci mairie bu Dakar tey di loon def doxu mbokk nee na police arrêté ko mais balaa loolu kii di Diouf Sarr bi nekk benn candidat benn bokk yaakaar defoon na ko ñu arrêté ko loolu la ngeen ci mën wax yow ak sa gan. waaw comme ni nga ko waxee rek tey am na lu xew Dakar muy Barthélémy Dias nekk candidat wu Yewwi Askan Wi dans la ville de Dakar dem amal dox mbokk comme ni nga ko waxee comme candidat la te day waajal investiture samedi donc mu ne dinaa wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan bi wan leen sama programme wan leen man nan laa nar a yore li nga xam ne mooy ville de Dakar mais comme ni nga ko waxee li mu ci jëlee mooy kaso. te wax nga ko léegi démb ki nga xam ne mooy Diouf Sarr muy beneen candidat wu Benno Bokk Yaakaar ville de Dakar moom tamit def na ko amul problème ci loolu sax gis nañ ne le préfet de Dakar daal di génne arrêté wane na campagne bi waruñ koo mën a teel a commencé te heure bi jotul. xam naa du ju xuus ba comme am nañ gan goo xam ne ndaanaan la ci mbir mi muy Ibrahima Seny Mbodj dañ koy jox kàddu gi rek moom mu def ci analyse par rapport ak situation politique boobu tey. ok kon Ibrahima kàddu gaa noonu looy wax ci loolu li nga xam ne tey moom mooy premier point bi. waaw Mbaye comme ni ko ñëpp naxarloo rek parce que naxar lay doon ci population sénégalaise bi ci nga ñi nga xam ne nag dëgg moo leen tax ñuy wax parce que kii ko ne Barthélémy xam ne depuis très longtemps dox mbokkam boobu mu ngi ko doon def depuis très longtemps te amul benn problème bu ñu ko ci mos a indil mbala ne ko fii ngay yem mbala fii ngay jaar bon comme ni nga ko waxee démb Diouf Sarr ñëw na génn def na doxam indi ay crières publiques et tout sonorisation lépp ko topp Barthé tey ñetti oto moo ko topp amul garde du corps amul gyrophare amul dara ay nitam mooy garde du corps am ñi ko topp moom ak ay jigéen ñi nga xam ne ñoom lay gérer ke dox mbokk bi mas a def donc bu ko police toppee encercler ko ñëw ba ay liberté un xawma ci stop xanaa kuy def boog doxu mbokk doo ñëw ba si stop nga fay taxaw di xaar circulation bi nu mu war a demee pour nga jàll nga dem mais ñu koy arrêté di ko bundu xatal ak yooyu man je ne suis pas d'accord ak loolu bon quel que soit ci boor bu mu mën a am loolu nag moom damay interpeller rek le président de la République parce que moom moo war a apaiser ndax élection locale lañ wax daxuñu élection présidentielle. mais est-ce que dox mbokk gi jot na ci jamono ji. waaw jot na parce que bam nga ba mais lu tax jotul ci Diouf Sarr mi bokk ak ñoom te nekk ak candidat à la mairie de Dakar comme Barthélémy Dias il l'a fait en moins de 24 heures ñu d'accordal ko Barthé ñëw même le kii là le décret que le préfet a sorti pourquoi le sortir après l'arrestation de Barthélémy foofu tamit yaa anguille sous roche. waaw loolu la ñuy waxtaanee sax est-ce que nekk loo xamante ni décret bi moo tombé rek ci li Barth def wala néewal doole nga ko bëgg a jàppee. non néewal doole la et que Macky a bien dit ce qu'il a dit en France. loo xam ne yàggoon na ko wax. je vais réduire xaw ma nu ñu koy waxee noonu l'opposition à sa plus. voilà ñëwaat tey dem France naan ay ba mosuñu maa xooxatal waxuma laa nag ba ma yoree nguur. ak affaire yooyu donc foog lu ci mën a ñëw rek même bu fekkoon du intention bi sax nit ñi. ku nekk mën na ko jëlee noonu donc moom nag moom mooy président de la république moom jàmm ji ci moom la war a jógee ci moom la war a sax bu jàmmalee nit ñi dinañ jàmmal ak affaire bu defee safaan aussi bon les gens aussi am na ñoo xam ne mën nañ ko bañ a topp si façon mais ku nekk dafa war a am cër boo xam ne yow yaa ko moom yow yaa war a donner de bon exemple ak yooyu donc moom mu joxe loolu mais tey li ma gis mooy affaire de jaay doole la quoi te lii su continuer élection yi nga xam ne moom lañ bëgg jàmm salaam am ci Sénégal yépp ak affaire yooyu yaakaar naa ne war na mën nañ ko bañ a am. mën nañ ko bañ a am parce que les gens ne se laisseront pas faire. ok donc comme ni nga ko waxee dañ koy wàccee ba fii ci Koungheul parce que laaj naa ko léegi est-ce que jot na ñiy def dox mbokk même bu ko Diouf Sarr dafee jàpp nañ ne élection bu ñu koy waaj am na benn moment boo xam ne je pense 21 jours si je ne me trompe pas boo xam ne dañ koy jox pour campagne électorale candidat yëpp wàcc si terrain bi daal di laaj baat askan bi mais tey bu ñu ko commencé nii à moins de 2 mois ou moins nga ko ñu nar ko continuer noonu est-ce que askan bi duñ sonn est-ce que nguur gi tamit du am problème pour régler li nga xam ne mooy ordre public. waaw mais bien sûr mooy li nga wax rek heure moom lu jot. dafa war a am début am fin nit ñi xam ne fii lay commencer fii lay tàmbalee. mais tamit 2 poids 2 mesures yi. il faut que ça s'arrête. démb ba ko Diouf Sarr ki yee dafa waroon à minuit mu génnee décret bi ne allez basta Diouf Sarr li nga def tey waroo ko def ak yooyu. donc comme on t'a pas interpellé ak yooyu nag léegi na fi yam kon Barth parce que Barth démb lañ gis ci page Facebook am mu wax ne damay def dox mbokk def nii parce que dama war a am journée d'investiture le 21 novembre. à Grand Yoff donc bi mu ko waxee. pourquoi sax ba mu ko génnee mun nañ ko woo ne ko nag affaire yi kat Diouf def na lii mbala nangam mais affaire yi dañ ne na arrêté fii ak kii campagne électorale jot on lui a laissé faire ce que son homologue et puis conquérant de la mairie de Dakar a fait bokk si ñoom
quand on le laisse faire tere keekee 2 fois 2 mesures day mais nag su fekkente ne loolu moo am décret boobu bu génnee na valable pour tous ak affaire parce que tu n'es pas sans savoir que ne à Koungheul week-end bu nekk nit ñaa ngi fi yëgal. foofu laa bëggoon ñëw sax parce que coow loolu rek tey am nañ ko am nañ opposant bi wax ne waa nguur gi ñi nekk fii lu ñuy def du yoon parce que am na tey ñu commencé def meeting de quartier ñeneen ñi di def doxantu ci marché bi donc fii tamit naka nga ko gisee parce que fii tamit au niveau local c'est le même scénario. muy noonu donc xam nga kon comme ñun ñu ngi koy dund. man à plus forte raison man dimanche maa ngi woon ci meeting ba 3 heures du matin. ak affaire yooyu donc xam nga kon su fekkee anormal na man j'ai fait je suis dedans ci laa bokk. donc lu anormal moom valable pour Mbodj valable pour DG Matar Sarr wala valable pour Lamine Diouf donc lu anormal moom ñun ñëpp lay valable lu normal aussi ñu xaar ko boobu ñu def ko. mais kon décret bi mën nañu wax ne ñëw na ci heure am. mais ñëw na ci heure am ça va léegi nag xam nga lan laay lancer rek mooy buñ ne waayu Macky Sall def na ko suba bu ko keneen def ginnaaw suba léegi décret bi na kii ci ñëpp na valable ci ñëpp jàppee ko noonu xam ne on n'est pas en campagne électorale. ñoom heure buñ kii campagne électorale bu lancé woon nit ñi ñëw def li ñu war a def et que ñun ñëpp nañ tënk ko ci décret bi nga xam ne préfet ci décret bi après décret bi sax bay gis nañ kii di Déthié Fall tey génn na nee nañ suñu doxantu kenn mënuñu ko tere def. est-ce que loolu nekkul ne dañu bëgg faire face ak justice. waaw mooy discours politique comme ni ma koy souvent parce que instant yi jamonoy politique la te wax na ko léegi. le fait que ñeneen ñi def ko ñu ànd nguur gi def ko mu jàll amuñ problème donc ñu gis ne opposition bu ñu ko defee mu indi coow donc ñoom dañuy obligé maintenir si seen opposition bi moo tax il fallait que ñu jéem a def rapport de force bi pour wane na liñ nangul ñeneen ñi ñoom dañ leen ko war a nangul force parce que ñoom ñoo bokk champ politique bi. xam naa foofu daal waxam bi daal di inscrire donc loolu lañ ci mën a wax peut-être Mbodj mën naa am lu mu ci yokk. ci sotti Déthié Fall bi après décret bi est-ce que yoon la leader bu mel ni Déthié Fall ñëw na non suñu doxantu kenn mënuñu ko tere def tu léegi wax nga ko loi bu xasi wàcc pour ñëpp nekkul ñu nekk ci au pouvoir wala ñu nekk ci parti opposition. man je dirais que non Déthié Fall n'a pas de raison ak affaire yooyu parce que tamit nguur la parce que gis nga niñ teree Barthélémy tey mu naqari ñu noonu aussi lañ bàyyee Abdoulaye Diouf Sarr mu naqari ñu donc kon Déthié moom aussi war na wone grandeur ak yooyu comme que décret bi wàcc na te yoon la ñoom li nga xam ne lu anormal la rek ñoom buñ ko jëkkee quoi buñ ko jëkkee nañ bàyyi toujours rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci état di doxal nguur di kii buñ defee lu anormal ñoom ñu fekk si lañ ci mais bu fekkente ne nag lenn dafa wàcc mooy loi te tënk ñëpp bon le bon exemple en est que ñoom ñu njëkk koo wane sax ça serait mieux ak yow. ça serait mieux mu nekk lu xam ne lu am solo kon mbir mi du dëcc du keneen mais fii si ñu gox tim gis nañ fi réunion guddi yi comme ni ko Ibrahima waxee léegi ak Baye ñëw nañ ci gis nañ fi réunion guddi yi gis nañ fi doxantu ci marché gis nañ fi leneen arrêté bi nag Dakar seulement la parce que arrêté bi boo xam ne préfet bu Dakar moo ko génne suñu préfet bu nekk ci département Koungheul génnagul dara parce que jàmm rek moo am ci Koungheul xam naa jàmm jooju dina continuer mais dinañ ci gën a ñëwaat rek gën ci waxtaan ci doxantu ci mbedd yi pour laaj askan bi tamit nan lañ gisee loolu Baye beneen question bi rek bi nga xam ne bëgg naa nga génn sa xalaat Mbodj génn si xalaatam mooy direction cadre de vie bi xam ne tey mu ngi nekk ci ministre Abdoulaye Seydou Sow mu signé benn convention 100 millions avec l'ONCAV te bu ñu waxee l'ONCAV rek wax nañ sport wax nañ ASC loolu lan ngeen ci mën a wax. waaw muy initiative bu am solo parce que tey sport wala ASC yi muy ONCAV nga xam ne moo leen coiffé ñun ñëpp toll nañ foo xam ne c'est une dimension jël nañ dimension boo xam ne dañ see war a bàyyi xel donc jàpp naa ne cadre de vie li nga xam ne signé na ko moom muy convention bu 100 millions jàpp naa ne lu am solo te loolu nag comme ni nga ko waxee bokk na ci recrutement 150 personnes yoo xam ne département bu nekk dinañ fa jël ñaar yoo xam ne dinañ mën a bokk ci recrutement boobu ngir te loolu aussi am na leneen lu ñu ci boole muy championnat national de la propriété xam nga CNP ni ñu koy définir souvent mooy championnat national populaire mooy nawetaane mais cadre de vie mooy ñoom direction bu Abdoulaye Seydou Sow jiite ak ministère bi ak ONCAV dañoo bëgg a signer benn convention boo xam ne dinañ organiser beneen championnat ASC yëpp football ci mais boobaa championnat national de la propriété lañ koy tuddee coupe bi nag muy coupe Sénégal zéro déchet boo xam ne bëgg nañ ko instaurer ci Sénégal yëpp ASC yëpp bokk ci ñëpp mën see gis seen bopp loolu nag dam nañ ci ba ne ONCAV dina fexe ba texte yi nga xam ne mooy régime nawetaan ñu daal di ci laalaat loo xam ne dinañ ci mën a dugal li nga xam ne mooy propriété parce que jàpp nañ ne loolu utilité publique la. ok mais 100 millions bëri na bàyyi. waaw xam nga ASC tamit dañoo bëri parce que lim bi bëri na lool ak ONCAV nu muy fonctionner dëkk bu nekk donc jàpp naa ne somme bi sax dafa tuuti ci seen fonctionnement oui parce que liñ bëgg a def noonu organiser tournoi beeg ak recrutement bi ak lépp lu aju ci mbir mi daal jàpp naa ne somme boobu sax mën na ko bañ a couvrir. 100 millions yi. Ibrahima Seyni loolu loo ci wax li nga xam ne tey cadre de vie signé na ko ak ONCAV ASC yi war koo bénéficier en tant que sportif en tant que quelqu'un boo xam ne yaa ngi yëngatu ci mbir mi di dund ci ASC loo ci wax ci loolu. bon loolu moom c'est à saluer parce que tamit qui connaît les ASC wax ay jeunes
donc association sportive et culturelle lañ doon wax. donc boo demee ba nga xam ne nag dugal nga ci ak affaire hygiène. ak yooyu ñooñu ils sont plus appropriés pour mën a def liggéey boobu noonu. donc ils ont été intelligents waa direction cadre de vie maa ngi saluer au passage directeur bi parce que xam naa ko bu baax Abouba. il était l'adjoint du gouverneur de Kaffrine. moo doon liggéey Khady Thioye sama benn xarit bu fa nekk. assistant gouverneur donc ma saluer kii acte boobu. xam ne aussi bon voilà comme Macky génne woon na fi xaw ma affaire am boobu. bésub setal waaw bésub setal bu mu doon def chaque mois jàllul. donc bu ko dugalee fii nii avec les moyens ak yooyu les jeunes vont vraiment dinañ ci dugg ak doole bu ko defee xale moom mooy liggéey mooy def lu kii ak yooyu. je dirais que bàyyi li mu wax sax dëgg la 100 millions tuuti na ci. parce que pour seetal réew moom. vraiment 100 millions tuuti na ci donc mais tout début bu nekk bu baaxee rek. après buñ ci gisee résultat rek après incha allahu rabi beneen yoon mën na am lu mën am la kulul mais ci loolu tamit dañuy gis rek ne ndaw ñi bof dañu xawtu yëngatu dara ci dañu xawtu